mbokk yi tey wala mun naa wax sax fan yi yépp suñu xol neexul suñuy nelaw néew na suñu xalaat bëri na te dara warul ko nag dul tiis gi nga xam ne am na ci réew mi muy ay bakkan yoo xam ne rot na fi kon dama doon ñaan balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu daal di def 1 minute de silence jagleel ko suñuy doom ndax ñi fi faatu ñëpp wala ñi ci faat ñëpp ñun lu ñuy doon ndaw 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 mat nañu doom tey jox nañ ma liste boo xam ne jeexagul ndax ñi ngi confirmer ñi ngi xool ñeneen ñi ñi ci tudd ba am confirmation waaye liste bi ñu jotagum mat na déjà fukki nit benn bakkan bu rot rek ci anam bu mel nii nga xam ne dañ koo faat musiba la ci réew mi rawatina nag buñ nee tey mat na fukki bakkan yooyu nag mooy ku ñuy wax Baye Cheikh Diop amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Yëmbal Cheikh Koli amoon ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee ca Bignona Famara Goudiaby moom it amoon ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko Bignona Pape Sidi Mbaye amoon moom it ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko fii ci Kër Massar Sadio Camara am fukki at ak juróom-ñett 18 ans ñu ngi ko faatee Diaoubé Mansour Thiam moom it am ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee fii ci Ndakaaru Alassane Bari amoon fukki at ak juróom-ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Centenaire ci Ndakaaru Moussa Dramé amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko faatee ca Ndofane Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans ñu ngi ko faatee Bignona ak Modou Ndiaye nga xam ne moom la ñu mujjee xibaare ñu faate ko tey fii ci Parcelles Assainies ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaawaay yem kon ñu ngi leen di ñaanal borom bi xaare leen àjjana may ñaan nag ñi fi nekk ñépp journaliste comme participant ñu taxaw def 1 minute de silence jagleel ko suñu rakk yooyu ak suñu doom yooyu jërëjëf maa ngi jox suñu sëriñ sëñ Mansour Sy Djamil mu jagleel leen ay ñaan yoo xam ne xaasatan la yokk barke rek comme yàlla def mu teew fii di suñu sëriñ ñu jox ko micro bi rek mu defal leen ñaan ñaan yàlla mu naan da leen si déggu kaw saa bu loo ma wax benn bu nekk ànd ak si waaye ñeneen ñi nga xam ne bokk na ñoom diine ñu def seen prière waaw man di miin naa ko parce que je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix wala ñuy def lu nekk bu nekkee ñaan ci seen
اللهم يا رحمن يا من يسر ولا ناصر عليم من يسر علينا يا عازم سبحانك نزع يا عازم الذات عن النساء والشريك والنزيل والصحابة والولد والحق أبدا وصمد في حياتك الأبدية انبسط بالحياة من حياتك فأنت باقي فلحظة كما لك الدعاء ولعبادك اللهم مذكور الحق الذي إذا نطق به لعبد خفيا واسترهم بسترك الجميل الذي سطق به نفسك حتى لا عين تراك ولا يد تصل إليك في مماته اللهم صل على سيدنا محمد جميع الأحوال ولا تحتاج وتقبل جميع الحاجات جميع السيئات آمين 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 jërëjëf kon dinañu essayer tënk waxtaan bi ci lu dul gudd trop gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi seetaan yépp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yi jiitu biir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jéebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko warlul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom woowaat leen kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñépp ñii fi nekk ñépp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñépp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñépp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal lañu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñépp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10 pour cent yi dinañ génn wala 15 pour cent yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax sénégalais génn déedéet li tax lii am mooy yéeg-yéeg bu kenn ku nekk am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn ren defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñépp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujje waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet sama avocat ay dëmbooje gi ne ñoom may mën a busu ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aïssata Sabara ñoom nu mu tuddati Mame Diarra Fam ñooñu ñépp nag ku ma limul rek bu mu ci mer ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na waar li xew ci réew mi ah def naa ñoom Decroix ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg waaye gëw ma ni lii fi xew
mës na fee xew ci Sénégal du événement 63 du événement yi ko jiitu du 68 du 2000 du 2012 88 93 ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mës na xew ba tey jii Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale journal boo ubbi Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale kon loolu du lu tuuti il faut que ñun sénégalais ñu mun koo natt xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gañe ci ay points ba lii dootul am ci réew mi bu boobaa defe naa dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy delloo njukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci te dinaa ci dellu si ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu yu xaw a garaaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñoom ak du ñun di ci def nag di ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse dañu am avance ci ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor la mën a rey yor la mën a gaañ yow yoroo lu dul say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gaalaama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteurs politiques yi si seen waaw la ñu war a doxe yéen la ñu war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytu dina ëpp liñ ci mën a jële te loolu naa ci dellu si bu si kanam yi ma wax nag nii ñooñu ñépp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi même ñi toog seen kër di ko naqarlu même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen xam leen ni yéen a tax ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii waxuma la àjjuma bi passé waaye lundi 8 février laa waroon nekk Rebeuss kon tey fii du ma toog ci wax ak yéen kon bu leen kenn gëmloo ni dañ ñoo may faveur may ñu faveur waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple mooy kàttan dëgg sañ-sañ dëgg ci réew askan bee ko moom kenn moomu ko ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi restera à la loi waaye la loi mooy le peuple la loi du député la loi du Macky Sall la loi du Antoine Diome la loi mooy la volonté populaire ku dem nag ba sàggane ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko mun nga koo jalgati di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngalawaay bu mu dañati Sénégal bu mu dañati parce que li ñuy wax les grandes démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jot di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu ñu dellu si waat kon ñun ñëpp nañu am taxawaay boobu bis ni ki tey ma wax tamit nii
ñii nga xam ne ñi ngi ci kaso yi tey lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñii Tambacounda ñii Kédougou ñii Ziguinchor fii Ndakaaru ba Saint-Louis Tivaouane fu nekk jàpp nañ fa ay nit ñoo xam ne sàccuñu reyuñu nit wuruñuñu laxasuñu ay billets détourné wuñu xaalisu réew mi seen crime mooy dañoo manifester te constitution moo leen jox droit ñu mën a manifester. loolu ñu ngi masawu ñooñu waaye di leen xamal ni duñ leen seetaan te dinaa ci ñëw bu si kaname di masawu it ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon cëslaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bëgg a yor réew ak ku bëgg a defar réew doo toj alalu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy masawu bu baax it ñi mu dal di masawu njabootu ñi ci faatu di leen jàll te bu soobee yàlla dinañ góorgóorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñépp dox ñëw jaale si leen di masawu njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di masawu njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot du tumuranke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay tiis yu dal ci Sénégal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar ni ñoom dañoo war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu la ñu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la ñu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la ñu bëgg mooy nit ñi faju la ñu bëgg mooy tale yi baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw citoyen muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord maak Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bari na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick Sall ak Bassirou Gueye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen di defloo ay ancien directeur u domaine ak ay avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañu waaye ñeent ñii musiba Sénégal yépp ci jamono yi ñu toll tembe ci ñooñu la est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbe leen est-ce que loolu war nañ koo mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mun a jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd te ñi ngi romb Sénégalais yi di leen narge loolu nag lañu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am
ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañ ñu naan c'est un génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jénkee réew nga defar réew mi waaye soxlawuñu ay génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégalais yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek di dal ci kaw nit ñi 9 ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tudd nangooti te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom dañ ko falee dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais lii mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yépp ay terroristes lañu peuple boobu yépp dafa am ay intérêts yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñépp wéet yow dong sa palais tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palais cundum peuple bi yépp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn ay bagages am dañ koy for loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8 heures à 9 heures yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkan di ci ron parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple am di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la république boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la république te ñun ñépp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey de laay doog a léegi Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci boolem média yi ñun ñëpp nañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am
te dafa war a dakk. Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd. Est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat. ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg waruloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la. xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi. may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur. man dama leen mujj naw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk. brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngalawaay bu ñu caaxaane suñuy institution. Des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn musuma sax bëmëx kenn musuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yépp ñeeñu ko ngelawaay Macky Sall bul yàq suñu réew. gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une fierté pour le Sénégal. ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps. kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen. di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais. Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew ni ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas. Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génne nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime. defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi. légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak dal daf cee baax. benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de
sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ne def na haute trahison mënatoo wala ngir ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté la révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bari def nañ ko mooy dañuy continuer seen révolution ba jegg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seeni nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñun ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiire ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñuy wax nag ni ñu ngi déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute
la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionné suba ak ngoon Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina takk bis ni ki tey ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis ñu yor ay jaas yi ak ay fetal di fit nit ñi exigence nañ leen identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais yi tànn seeni maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu dina organiser élection législative en 2022 sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafete lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitimité Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan maay buumi maay seet kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootul fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégalais yi seet ku leen doy bi tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal juróom-ñetteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul moo bon vouloir wala nii oui nii non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd waxuma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii oui nii non ak yu demet jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekk candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey la ñu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution boo ko may ni man du ma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey wan nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer
ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul doon ñun loolu jeex na ci réew mi. may wax nag gannaaw bu ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñépp nag di acteur politique askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñépp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñépp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépenser ci ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliards ci politique ngay amee milliards ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projets yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf fi war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñoo gën a gore man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un 3e ou un 4e départ bii pas ça doit être le bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp kon loolu ci lu jëm ci ñun la nga la waay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na torop waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk lay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ni loolu amut ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn seet Thiès ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg kon li ma leen di ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benn weer yii li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey li nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire la man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn duma ko xañ loolu moom mayu ma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy
li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te dinañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ñu dem ci procès ba ni mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jib fuñ ko foogewuloon. may remercier it ci présence su daam yi parce que tudduma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la madame la ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax ci bi mbir mi commencé rek la daw ci kër ga. Donc je vais récapituler plus brièvement en français. Je crois qu'on peut passer sur la minute de silence. Commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer lorsque nous, hommes politiques, avions... Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes